altine bii tey moo mujj ci daje yi pour bu le premier ñu dem baytullahil haram cours yépp nag defe naa ni leer na li des rek mooy nekk ca téere ba di joyanti yenn yi li may wax comme message mooy aj Makka jaamu yàlla la aj Makka du voyage de noces duma deñ di insister di ko wax ndax alxajju ashhurum maalumaat fa man farada fihinna alxajja fala rafata wala fusuqa wala jidaala fi lxajj aj Makka dafa am weer yu ñu màndargaar ni si la ñuy aj boo ci duggee nag waroo mer waroo xuloo waroo dagg sant waaw ki miinoon tëdd ci néegam moom kese taal kilimam mu dem ñu dugal ko ci néeg mu bokk ko ñeenti nit su waajalul boppam ci Sénégal su demee dina xuloo ca néegam ki miinoon ubbi néegam dugg ci salle de bain nga génn Makka ak Medine dem Muna mu doon ay tànt doon ay toilette nit ña di fa rang ku yàlla dogalul nga waajal sa bopp soo demee foofu sa aj fa lay yem kon li ma leen di dénk rek mooy ku ne na xam ni la muy wuti mooy day sippi bàkkaar la muy wuti nag bu doon fu neex mbaa fu sedd mbaa fu nooy nga toog Sénégal mbaa nga toog feneen ci adduna bi te doo dem Makka waaye yonent bee tëdd Médine Kaaba ga moo ne Makka loolu ngay wuti nag loolu lu ñu la ko jaaye nga jënd ko kon li ngeen di defi jaamu yàlla la maa ngi insisté nag convocation bi ñuy ñëw fii vendredi ci guddi le 31 la ñuy ñëw fii 23h na ngeen moytu gis nga sac à main yii ñu leen jox wallaay la ngeen di yóbbu xañ na ci ku dem na ci bindu turam ndax yépp a nuroo bind ci sa tur def ci sa numéro téléphone def ci sa turu agence bi nga demee ndax ñépp a ko nuróole jëlal say yére ñeenti wax mbaa ñaari garam bu xartum ak benn ba ngay sol booy ñibbisi bu dee jigéen ñi ndax góor ñi moom ya ngeen di sol sax mën ngeen ko fa jënd même jigéen ñi sax la ñuy sol am na ñoo xam fa la ñuy jënd seen jàllaabi yooyu xañ na ci saak bii barci bi ñu lay sakos bi ñu lay jox nga takk ko ana mu jox ngeen leen ko yooyu ñu leen jox sa garab yi ngay naan loolu nga xam ne moom ngay takk da too tàggoog moom soo duggee ci vol bi wala jël garab fekk ni dugal nga ko ci biir foofu say garab xañ na ci say garab lii mën nga ko cee dugal ndax lii moom nii nga koy def rek boo ko takkee nii nga xam ni noonu nga ko def takk ko boo ko takkee nii sa garab yi ngay naan mën na cee dugg ak sa barji ak sa fulaar diiru vol bi boo bëggee jël garab nga génn naan kon loolu xañ na fii sa passeport kay li lay jox fii lay ne doo tàggoog moom lii nag yéen ñaari dëkk booy dem ci avion bi moom ngay yor booy jàll nag dañu lay wax nga dindi ko waaye boo ko dindee ci li nga koy teg da ngay dal da ngay teey li ma leen di wax aj Makka da ngay teey soo ko fa tegee ma teg keneen teg ñun ñëpp a nuróole waaye fekk na man sama bos bind naa ci sama tur su rombee ba pare ma jël du ma yàkkamti naa xool ba xam sama bos la bu dee ki mënula liir mënula bind na ca takk fii benn morso bu xonkam mbaa bu wert mbaa bu bula loo xam ne dina xam ni lii ma takk fii maa ko moom maa ko ci takkoon nga jël sa benn mandarga rek takk ko ci biir waaye lépp nag day ànd ak teey nga taxaw mu jàll nga jël sa yëf vol direct la fii ngay duggee insha allah wàcc Medinatu Munawwara ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara
di joxe tuuti information rek ci wàllu départ bi yéen ñi fi nekk ñooy ujaaj ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak regroupement COSAPO Moubarak ña ko sekk muy Prescom Dabakh Asfar itinérance ñeneen ña ngeen fi doon gis ñoom newuñu fi léegi suñu wax moo mën na leer yéen ñii yéenay ànd ak ñii pour mën a dem ñi ngi leen convoqué vendredi àjjuma 23h war na leen a fekk fii képp ku yor ndombo wala téere wala xaatim wala lu nuy tere commencé koo tekki balay àjjuma loolu moom mooy li jiitu parce que oustaz wax na ko am nañ ci ay cas yu ñu ci dal te xam nañ lan ca fekk ujaaj ban amoon mu dal ko ban ko jàppee cas bu ne dañ ni 1 an de prison la ñoom ñoo ca nekk di layoo di lijjanti ba yàlla defal leen ca sutura daaw dem naa ba aéroport benn ujaaj xelam nekk ab sëriñ jox ko benn xaatim xelam ne ci mu def ko saag bi dem ba ci biir wooma dama koo jël foofa yóbbu génne ko kon lu leen sëriñ bi jox xaatim lu mu mënti doon bu mu nekk seen saak bu mu nekk seen dara na leen ñaanal li des ñu bàyyi ko yàlla loolu moo ci def 23h lañ leen convoqué fii vendredi mooy àjjuma fii la ñuy départandoo dina fekk xale yi jàng kaamili waxtaan dégganteeg njaboot gi famille yi ngeen di àndal ñu ñaan ànd ak yéen dem aéroport ñiy jóge Dakar am nañ programme bu fa am parce que doon nañ def cours Dakar bu fekkee nit ki day demal boppam di jóge Dakar na góorgóorlu ba au plus tard minuit 30 na ko fekk aéroport bu yegsee fekk sol na nuróoleem parce que yéen ñëpp yëre yi leen jox moom ngeen di sol bu nee tëll dinañ xam ne ñii suñuy ujaaj dan fulaar bii ñu la jox nga takk ko comme ni ko Oustaz Abdou Baaxi di takkee boo noppee nga jël sa badge takk ko am na sacoche buñ la jox bu ngeen tijjee seen sac bi ngeen ko gis sacoche bi nga wékkoo ko jël document yi la jox dugal ko ci sacoche bi ñun loolu lan soxla la ca desaat muy passeport beeg bee yi ñoo ko téye li waral ñu téye ko pour mesure de sécurité la bis bi ngeen di dem bu ngeen toogee ba ci bis bi ci kaw bis bi bu ñu leen ko joxee nga waddal ko ci bis bi ñu for ko ci bis bi delloo la ko loolu lañ ci yéene parce que daaw jox nañ ujaaj document boo xam ne dama ko yóbbu feneen ñu toog nit woo ma benn taximaan woo ma ne ma ndax waddaloo passeport mën ko déedéet ñu andil ma passeport yi fekk ujaaj bu dëkk ngaay la waddal passeport am rond point Gent kon moo tax ñun par mesure de sécurité lépp loo xam ne day tax nit ki du dem dañ koy téel suñu bopp ba bis ba nga toog ci oto yi ñun la am te am na heure boo xam ne boo ko duggul check point yi fu ne dañuy xam balaa heure sàngam groupe bii war na leen a fekk ñu duggam déet kon nag nanu fexe ba heure bi nu wax fii nañ ko sàmm ñi nga xam ne dañuy jóge fa nuy jóge def direct aéroport nañu fexe ba minuit 30 na leen fekk aéroport sol seen duróole yi takk seen badge yi takk fulaar yi su ko defee toujours dina am ñu ngeen gis ñu leen taxaw kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax daa am koy poser question demal Abdou Aziz jël ko li muy laaj nga ñëw indi ko kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ni ñëpp ñu ngi fas yéene départ fii 23h na leen fi fekk ndax àndandoo groupe nga war a rappel kenn ku ne dugg ci kaar yi war a jël bagage yi dugal ko dafay jël temps te vol bi dafa fees volu aj day fees kon day yàgg procédure enregistrement yi day yàgg enregistrement yi mën na def 3 heures de temps ou 4 heures de temps. Je m'appelle Oustaz Abdoulaye Gueye, membre du regroupement Moubarak Voyage, COSAPO Moubarak, qui est un grand regroupement qui compose plus de 300 ou 400 pèlerins, 420 pèlerins. Il y a un sous-regroupement qui est le regroupement qui compose Moubarak Voyage, Prescom Voyage, Itinérance et Dabakh Asfar, dont le président est El Hadji Idrissa. Bon, avant les recommandations, aujourd'hui c'était un grand jour pour nous, le jour où on a réuni nos pèlerins ici, à la mosquée,
en train de leur terminer les cours que nous faisions depuis le début. Et aujourd'hui, c'était le jour où on devait leur rendre les documents. Je veux dire leur sac de voyage, leur carnet de vaccination et tout ce qui englobe les préparatifs de voyage. On l'a fait aujourd'hui devant le président El Hadj Idrissa Gueye qui a donné des recommandations à tous les pèlerins. En plus, on se familiarise, c'est très important avant d'aller à la Mecque. La Mecque, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on doit faire avec deux choses, comme tu l'as demandé tout à l'heure à El Hadj Idriss, le président, qui te disait as-sabr wa sakina, qui veut dire la sérénité et la patience. Donc nous demandons à tous les pèlerins d'être patients et d'être sereins et d'écouter les recommandations des guides. Et ça va aller. C'était le dernier cours qu'on devait donner aux pèlerins pour leur expliquer ce qui restait du pèlerinage. On a débuté par Médine et on leur a expliqué tout ce qu'ils devaient faire à Médine. Et aujourd'hui, et les deux cours avant, c'était à la Mecque. On leur a expliqué tout ce qu'ils devaient faire à la Mecque, à Mouna, à Arafat, à Muzdalifa, pour terminer en beauté aujourd'hui. On a fait Khitamul Misk, comme le dit le Coran. Et on a terminé aujourd'hui avec des recommandations, surtout leur expliquer leur comportement à Arafat, leur comportement à la Mecque et les derniers jours du pèlerinage qui consiste de retourner à Mouna et faire lancer les pierres comme les jamarat. On les a tout expliqué. En plus, on les a expliqué comment ils doivent se préparer pour aller à l'aéroport, l'heure qu'ils doivent venir. On les a convoqués à 23h ici à la mosquée. Et tout ce qui, leur préparation, le nombre de bagages qu'ils doivent amener et leur comportement aussi, et à ne pas venir très tard. On les a tout expliqué. Donc, on attend le vendredi 31 pour les réunir ici à 23h, préparer avec eux et aller à l'aéroport pour aller à Médine, Inch'Allah. Bon, le regroupement est composé de 158 pèlerins. Le sous-regroupement, je veux dire le sous-regroupement du regroupement. Le grand regroupement s'appelle COSAPO Moubarak, qui compose plus de 400 pèlerins. Si je ne m'abuse, c'est 420. Donc aujourd'hui, on a réuni 158 pèlerins ici. On leur a rendu leurs documents et tout ce qu'ils devaient. Donc c'est 158 qui doivent partir le premier, Inch'Allah, avec nous. ñu ngi dolliwaat sant yàlla lu mat ñaari weer a ngi nii altine bu ne ñu daje ak ujaaj yi jàngal leen liñ leen di jàngal rek mooy nan la ñuy aje Màkka dénk leen niñ fa war a mel ak nañ fa war a doxee ñu xamante ci seen biir commencé miinante ndax ñoo fas yéene ànd muy regroupement COSAPO Moubarak yàlla dogal na it ci loolu nga xam ni moom la ñuy def doon leen ko waajal tey jii ji altine tey mooy bu mujj bi ci suñuy daje ak ñoom docteur yi nu àndal dénk leen li nga xam ni kuy tukki war na ko sàlloo dénk leen itam ñu xam ne aj Makka du voyage de noces ni ma koy waxe jaamu yàlla la joo xam ni alxajju ashhuru maalumaat fa man farada fihinna alxajja fala rafata wala fusuqa wala jidaala fi lxajj ñu préparé ujaaj bi ba mu xam ni Makka boo fa demee waroo mer waroo xuloo wala dàggasante lépp lu yàq sa aj nga fexe ba moytu ko ndax aj Makka juróomeelu ponk la ci lislaam kon ku yàlla baaxee nga am wér am paas ba mën a dem war nga fexe ba xam nan nga fay nekk ak nan nga koy saytoo loolu moo doon liggéey bi fi mu ne nag jox nañ leen seeni document yëpp visa yi pare na macha allah lépp daal luy tax ñu mën a dem pare nañ ko compagnie bi ñu demee it muy diggante Flynas ak Air Sénégal bi nga xam ni moom lañ nguur gi tànn pour ñu demee ko incha allahu moo nu fas yéene yóbbu le premier am nañu groupe buy dem ci Flynas bi incha allahu taala mooy ñu nu fas yéene àndal am na ci ñeneen ñoo xam ni daañu dem ci Air Sénégal bi kon ñu ñaan sunu borom daal ñu jóg ci bismillah àgg ci alhamdulillah lépp lu nu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu waaye lu nu fa mën a ñaan itam du nu fàtte réew mi di Sénégal ndax fi la ñu jógee te fi la ñuy dellu si yàlla saxal fi jàmm saxal fi sutura incha allahu taala loolu daal mooy kàddu yu ñu doon wax sant ñi nu wóolu ba jël seen alal jox ñu ko ndax 12860 pèlerins ñooy jógee Sénégal 11000 bi mi ngi ci privé bi te loolu lépp nag ñu ngi ci suufu délégué général mi nga xam ni moo jiite aj gi yëpp kon ñu ngi koy ñaanal di ñaanal communauté di xaj yëpp ñaanal jullit yëpp
ñaanal réew mi yàlla may ñu dem ci jàmm dellu si jàmm incha allah. sant télé yëpp rawati RTS comme ni ma ko waxee sant leen bu baax ci gunge gi ak Allô Sénégal ni ñu àndee ak ñun Thiès Info fa tabarakallah Mouhamadul Mansour itam ak ñi nga xam ni ñooy seen yóbbal TV ñoom ñëpp ñu sant leen ñaanal leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. waaw li ñuy sant nit ñi day mooy d'abord ñu dal rek ndax li may wax ni aj màkk moom dal ku la gën a dal moo la dàq aj déglu ki la fa yóbbu mu jiitu la te nga bañ koo jiitu ndax ku jiitu sa njiit di nga dugg foo warut a dugg kon bàyyi xel li ñu leen di dénk mooy nañuy déglu consignes yi ñu leen di jox mooy topp seeni njiit lu ñuy def ñu jaar ci ñoom déglu leen fu ñu leen jaarloo ñu jaar fa incha allahu ujaaj bu tënku ci loolu déglu li ñu la digal fii ba ñu dalee def cours ak tey jàmm rek ngay am ba ngay dellu si waat incha allah.